Mbada ñi ngi nuyu nag suñu mbokku pël yi ñu seetaan. waaw suñu mbokku pël yi ci la ñu bokk ba tey am na sax ay pël yi ñu bokkal plateau ñoom bu ñëwee ci plateau bi genre Binta bi bu ñëwee nit ñi dañuy gën a kontaan ndax macha allah da ngeen di taaral plateau bi Yacine di la nuyu bu baax a baax am mbégte saa su nekk di bokk ak yéen plateau di nuyu suñu kilifa yi nekk ci plateau bi Pa Assane ak coach professeur Danfakha ainsi que téléspectateurs yeeg internautes yi ñuy xaar saa su nekk ci seen émission suba teel. mais ok balaa ñuy commencé ku la solal. Kia Style. déggal lii Kia Style moo habillé boppam moom tamit léegi dafay jaay yére dégg ngeen de Rokhaya tey nga indil ñu nag astuce 15 choses quotidiennes yi nga xamante ni moom moo mën a nuire suñu jàmmi yaram suñu santé. effectivement Yacine comme ni nga ko waxee tout le temps dañuy am ay habitudes yoo xamante ne daf ñuy topp fu ñu mënti nekk dañ koy def fu ñu mënti toog aussi dañuy faral di am habitude yooyu donc looloo tax ñu ñëw ci li nga xamante ne dafay nuire ci suñu santé maanaam baaxul ci suñu wérgu yaram te pourtant ñu ngi koy def bi ci njëkk nag bi may commencé mooy góor ñi bëgg nañ ko lool ndax bu ñu sañsee te xojuwuñu pour ñoom seen sañse dafay des maanaam ñi nga xamante ne ay intellectuel lañ ba mel ne Pa Assane bu ñu solee chemise foog ñu def cravate daal di koy xëcc ba mu teng pour ñoom ci la ñuy gën a sentir seen bopp mais aussi dañuy wax que ne tenue boobu dafa professionnel dafa nekk tenue boo xamante ne parfois dañ koy exiger ci entreprise yi moo tax dañuy wax le cadre n'a jamais chaud looloo tax saa su nekk boo leen gisee dañuy def cravate doo yëg ne ñii dañuy tàng te pourtant peut-être bu ñu génnee mën nañoo tàng naam bu fekkee seen bureau yi dafa am clim donc ñooñu dañuy waxal nag cravate mu nekk li nga xamante ne bokk na ci accessoires yi taaral góor taaral seen sañse mais dafa nekk loo xam ne boo koy def am na noo koy takkee dafay yokk sa pression regard donc daf mën na am lu muy def ci say bët parce que dafa am lu bëri loo xamante ne mën na la ci dal te doo ko xam au niveau visuel maanaam sa bët yi da ngay gis que ne boo koy takk ni le fait que takk bi nga koy takk noonu rek dafa am lu muy def ci sa yaram donc loolu aussi góor ñi dañ ciy bàyyi xel ndax tout le temps dañuy bëgg cravate waru serré effectivement moo tax am na ñu ci bëri mënuñu ko supporter buñ ko takkee dañuy gaawantu pour dindi ko yow boobu bokk na ci li nga xamante ne dafay nuire suñu santé deuxième point bi may ñëw mooy machine à laver tout le temps dañ koy utiliser bëgg nañ ko lool suñu kër yi pour ñi nga xamante ne mën nañ ko am tout le temps dañ koy utiliser di ci fóot li nga xam ne moom mooy suñu sous-vêtement t-shirt yeeg yére yeeg pantalon yeeg yëpp col yeeg lépp la ñuy dugal ci machine à laver bi te xamuñu ne machine bi machine kese la mën na laa fóotal waaye am na microbe yu bëri yoo xamante ne mën nga koo garder ci sa biir machine à laver ba tax ne yenn sous-vêtements yi boo ko génnee mën na la jox yenn infection yi muy caleçon muy leneen ak leneen yu ngeen ciy fóot ndaxte lépp ngeen di mélanger donc loolu baaxul bàyyi leen si xel day leen jël machine à laver yi parfois ngeen jël raxas ko ba mu set def leen am na ay produits yoo xam ne dañ koy jaay spécialement pour ngeen koy nettoyer donc da ngeen koy sotti ci biir rek daal di bës bouton bàyyi leen ko mu tourner noonu muy désinfecter boppam de temps en temps aussi yére bu ngeen ko fóotee ba pare day leen ko weer ci naaj bi mu am contact ak soleil bi wala ngeen passé ko parce que microbe yu bëri am na ñoo xamante ne ay allergie fu ñuy toog di wokkatu duñu xam lan moo leen koy def Yacine donc loolu il faut que ñu si bàyyi xel bokk na si aussi leen beneen point bi may ñëw muy bonbon yi xale yi di lekk dafa am vitamine bi ci nekk dafay yàq seen bëñ yi am na ci xale yu bëri dañu teel a am kari doo xam lan moo ko waral donc xale yi dañ leen di wàññi sucrerie bu bëri bi surtout bonbon yi nga xamante ne dañuy wax revient aux parents effectivement aux parents ndax parents yi ñoo koy jënd seen doom yi bu ñu meree rek wala bu ñu jooyee rek pour ñoom bonbon lañ leen war a jox surtout yu sucré yi c'est à éviter bi surtout bi nga xam dafa am vitamine C boobu dafay yàq parce que dafay érodé li nga xamante ne moom mooy sa ay bëñ te xale moom bëñam yi bu teelee yàqu rek bu nekkee mag ñeewuma ko xam naa ne dina remplacer ba sonn loolu aussi nañ ci bàyyi xel bokk na ci lentille de contact yi ñuy faral di takk suñu ay bët jigéen ñi di ko def pour sañse pour fashion donc nañ koy éviter bañ koy def tout le temps wala bu fekkente ne da nga ko def mu bañ a yàgg ci yow parce que bët yi le fait que ngay teg lentille yaa ngi teg lentille non seulement microbe mën na dugg mais dafay empêcher li nga xamante ne moom mooy oxygène bi mu laal sa peru bët bi donc loolu bëri na ci feebar yi muy indi ci wàllum bët donc nañ si bàyyi xel lentille nag bëri na façon am na boo xamante ne dafay corriger sa vision boobu dañ la koy prescrire bu fekkee da nga dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy faj wàllum bët donc bàyyi leen si xel bu baax a baax bokk na ci habitude yi ñuy def te dafay nuire suñu santé ba tey pool yi ñuy jaay noonu ci hypermarché yeeg yooyu dañ leen si bàyyi xel tout le temps ñu moom la ñuy toggee surtout bu beesee nga xam ne dafa am produit boo xam te ne moom mooy nekk ci kaw boo ci defee diwlin bu tàng aussi yooyu c'est à éviter ndaxte bokk na ci li nga xam te ne aussi dafay nuire suñu santé daf lay jox cancer ak yu ni mel c'est à éviter lumière trop forte maanaam nekk ci bërëb rek taal lumière yi ba mu fort pour yow boo ko taalu rek doo gis ba tax na boo ko fayee sax wala lumière bu xawee wàññeek boo moytul loo teg doo ko gis loolu
loolu tamit war nañ ko wàññi ba tey bougie yi ñuy faral di taal aussi bu fekkente ni koo xamante ni dafay am problème respiratoire bougie boo koy taal da nga koy taal foo xamante dafay am aération pour que mu mën a kii parce que am na ci feebar yu bëri yum la mën a jox c'est à éviter à noter mais aussi bi nga xam ne damay ñëw ci boobu ndax boobu ñu ci bëri ñu ngi def erreur bi te xamuñu ko muy comment s'asseoir sur une chaise anglaise MD bu fekkee image yi mën nga ko illustrer en même temps def ci baax moo xëy ma xoolal da nga wax loolu rek benn image ñëw si sama bopp il y a des gens qui font ça malheureusement. Faata lan la. ok. Yacine moo ne lu ñu neex nañ def. du la neex defal Dieng Saala way der merci MD fashion. bu fekkee image rokkee. waaw jox ko image wan ñu chaise anglaise bi waaye. chaise anglaise nag dafa nekk li nga xamante ne nit ñi bëgg nañ ko seen kër. voilà à part ne la Ali voilà mi ngi noonu. bii nii comme ni mu toogee nii da ngay gis que ne moom dafa toog boo gisee au niveau des hanches jëm ci biir bi dafa def angle 90 degrés nii boo koy toogee baaxul parce que daf mën na la jox constipation di nga bëgg a dem toilette mais boo toogee affaire yi day coincé du génn ba pare mën na la jox hémorroïde wala cancer du côlon donc yii nañ ko éviter boo il est préférable bu fekkente ne da ngay dem toilette fii xam nga da ngay sonn parfois boo fi duggee xam nga coono la fi dugal bu fekkente ne da ngaa dugg nag nga boole ñaari coono pare bëgg a bàyyeeku ni ci chaise bi baaxul moom toogaayam bi dafa jekkul sax. voilà mi ngi noonu lii yëpp coono la rek paasa coono bu la jàppee xam nga doo xamati looy def donc looloo tax beneen bi moom moo gën voilà mi ngi nii il est préférable booy toog ci chaise anglaise da ngay wut loo teg sa tànk comme ça nga gën a confortable voilà mi ngi nii gis nga au niveau des hanches jëm ci biir bi dafa def angle 45 degrés bi moo gën nga xaw a plié wu. comme ça c'est ce qui est la norme. voilà lii moo normal comme ça position bi boo ko defee. da ngay gis sa yaram ci lay gën a libéré. taxawal MD attention. À 90 degrés c'est la position assise la personne est assise. C'est une chaise. Même si elle est anglaise c'est une chaise. À 45 degrés. Ce n'est plus une position assise jonkan la lii nga xamante ni moo tax. Afrique yàgg na noo jiitu. merci Passa. danoo xam suñu bopp à 45 degrés. moo la jonkan bi nga xamante ni ñay maam moom lañ ñu diglal. te ñay maam lañ ñu wax moo la gën. gis nga tubaab bi ak muus. mu dagg 90 degrés bi xaaj ko ne la noo tegal dara sa tànk. loolu mooy jonkanal. mais xam nga lu graaw Binta ak usurpation la ñu yàgg def. am na ñi nga xamante ne ñoom extrême bi la ñuy def ci kaw mais attention ça par contre c'est dangereux. à 45 degrés nan ngay jëlee par exemple ni mu toogee nii. nga jël sa tànk yi teg ko ci chaise pour bañ a toog parce que am ñi nga xam ne dañuy seexlu yi yaay. mais loolu affaire bi bu tojee maari day taali mën la ci fekk. donc ñi koy def ñi. adopté leen toogaay bu jokkat bu gën a baax quoi. donc parce que lii moom jonkon la. waaw merci beaucoup Passane jonkon bi moom moo gën mais da ngay gis ne jonkon bi am na ci ñu mag ñi ñu ëpp ñu ñëkk ñi dañu am problème jonkon bi. parce que soit dañu am problème mu tànk problème mu ndigg ak yooyu noonu. moo tax chaise bi mooy gën a confortable ci ñoom mais bu ngeen di toog rek teg leen dara seen tànk moom moo gën comme ça ci ngeen di gën a mën a nekkee à l'aise daal seen yaram di glisser. dañu usurper ba ci loolu. tubaab dañu teel suñu lépp. changer couleur bi defar emballage bi nañu aywa moo tax. faw ñu suñu leader yi faw ñu dellu si il faut s'approprier l'acquis li nga moom baal ma. c'est important li nga wax am na solo ba tax ne dañuy xuus rek demaat ci beneen point bi nga xamante ne instant bii nii moom la ñu taamu ndaxte ñëpp a ragal virus bi ba tax na ko wax rek mu ne damay dem jëndi savon antibactérien donc savon boobu nekk na li nga xamante ne recommandé wuñu ko torop mieux vaut ngeen jënd savon classique parce que savon normal sax saabu normal bi sax dafay dindi li nga xamante ne moom mooy microbe donc c'est pas forcé que tant que amoo savon antibactérien doo sa loxo yi mën na bañ a set donc na nekk saabu kese dee leen ko utiliser parce que am na moom itamit yenn produits yu ci nekk te dafay nuire sa santé nañ si bàyyi xel mais aussi comme ni mu ko waxee sànq rek utilisation des bocaux en plastique aussi bëgg nañ ko nekk na lu tendance Binta parce que instant bii nii jamono ji gis nañ ne kuy denc rek jeeg bu nekkul sa kër tey amoo bocal en plastique da ngay foog ne nekkoo parce que ci ngay conserver ci ngay dugal ci réfrigérateur ak yu ni mel ci ngay dugal ci micro-ondes c'est très dangereux plastique kenn du ko dugal ci micro-ondes nañ ko bàyyi dañuy jël verre c'est vrai ñu bëri dañuy jaawale
dañuy foog ne weñ lañ du dugal ci micro-ondes weñ duñ ko dugal ci micro-ondes maanaam aluminium mais aussi plastique kenn du ko dugal ci micro-ondes pour tàngal baaxul parce que plastique bi dafa am ay produits toxiques yu ci nekk te loolu mën nga des ci lekk bi yow nga lekk ko mu indi la ay cancer ak yeneen yu di mel surtout nag li nga xamante ne moo tax mu gën a bon mooy plastique ñun buñ koy utiliser pour ñun buñ koy jënd parce que durée de vie bi mooy gën a yàgg ndax bëgg lu yomb espace 5 mois da nga war a jël le plastique boobu nga sànni ko jëndaat yeneen ndab yu bees en plastique xam naa ne kër yëpp instant bi nii tey waroon nañoo mën a génne yëpp sànni ko parce que dépassé na 5 mois donc nañ si bàyyi xel bu baax a baax parce que nekk na loo xam te ne ñu ngi koy faral di def quotidiennement te fekk na mu ngi ñuy lor te bàyyi ñu si xel mi ngi noonu Rokhaya lii rek a tax nag en fait ma bëggoon professeur Danfakha mujjee ñëw parce que savoir vivre ak savoir être dafa bokk ci développement personnel du dëgg professeur d'accord nga mi ngi noonu léegi nag bu ko defee ci lii muy waxtaanee nii di nga ci mën a ñëwaale amplement ak ce sujet du dëgg Rokhaya c'est tout Yacine c'est tout tey point yooyu laa indi woon rek vite fait xam nga saa su nekk fàttali li nga xamante ne moom moo baax ci ñun moom moo baax ci ñun aussi ni ñu war a comporté woo def ci baax astuce wala savoir vivre savoir être rek parfois ma ànd ceeg professeur Danfakha mu ngi noonu c'est quand c'est important c'est Subatel c'est sur Sen TV la télé leader merci beaucoup Rokhaya Dieng merci beaucoup ñu joxante dig daje kañ ba samedi inchallah mu soobee yàlla ce serait un plaisir d'être encore avec toi sur ce plateau après nga ñëwaat solowaat kii moo ko solo dégg ngeen merci beaucoup Rokhaya Dieng et on termine en beauté justement cette émission avec le professeur Danfakha dans sa